spécial tendance tabaski tey nag ñëw fi nga xamante ne mooy jëppal nag ñu nar fi daje ak kan Jo Couture nag ku ne xam na ni lépp lu nga xamante ne mooy ñawu góor moo ci teg loxo bu ko defee rek dañuy daal di ñëw dugg ci biir atelier bi daal di toog waxtaan ak moom mu proposé ñu li nga xamante ne mooy collection bi mu indi pour tabaski bi jagleel ko rek góor ñi. kon mbokku internetu Dakaractu yi Jo moo ngi nii ma leen koy wan moom Jo borom Sokh Couture Jo nga yegg si rek daal di nuyoo ak ñi nga xamante ne ñooy internetu Dakaractu yi wax leen nag li nga leen réserver pour collection wu tabaski bi. maa ngi nuyu téléspectateur Dakaractu yi waaw di leen sant yéen aussi tamit di leen gërëm bon ci seet si bi ngeen ma seet si ci biir fii Liberté 4 bon xanaa dalal leen rek ngeen dugg ci biir ñu egg si ngeen xool modèle yi ñu leen préparé ci tabaski bi. merci beaucoup kon dañuy xaar rek mu daal di dugg si biir instant bi moom tenue de terrain lañ ko fekkee day liggéey waaye bu ñu duggee si biir di ngeen gis leneen incha allah. après bu ñu demee atelier nga xamante ne que dinaa mën a def nag yëfu tailleur sañ sa ba rafet après ñu mën a toog waxtaan incha allah bu soobee yàlla. Comme le disait l'autre, le sage ne cherche pas à éluder les lois du destin. Il s'y résigne. C'est ce qu'a fait Jo Gueye. Optant au début pour être un grand animateur DJ, il s'est formé et en a fait son métier. Mais au fil des années, il a compris que son destin en était autre. C'est en 2014 qu'il a répondu à l'appel et s'est lancé dans le secteur de la mode. À présent, il fait partie des grands tailleurs et designers du pays. PDG de Sokh Couture, Jo Gueye, de son vrai nom, El Hadj Malick Gueye, s'est spécialisé dans la couture pour hommes. Sokh Couture boole ñaar atelier de couture ak boutique d'exposition moom Jo Gueye féetee ci atelier bi nekkee ci Liberté 6 wante magam bi di wuyoo ci turu Petit Gueye moo nekkee ci boutique bi fële ca Liberté 4 ñuy wéy di def liggéey bu xarañ ba ñu ci bari ci célébrité yi nekk ci réew mi moom mii moo leen di solal. Sokh Couture est l'invité de Dakaractu dans l'émission spéciale Mode Tabaski. Aujourd'hui nous avons un plateau coloré tey nag ñu dalal ki nga xamante ne mooy Jo nekk ci maison de couture bu nga xamante ne ñu ngi koy woowee Sokh Couture Jo ñu nar la dalal ci plateau spécial tendance tabaski waaye laata loolu ñu lay bàyyi nga nuyoo ak suñu mbokk internet yi. waaye ñoo ngi nuyu internet yëpp soxna May di leen sant aussi yéen di leen gërëm aussi tamit ci mode tendance tabaski bi ngeen ma boole. donc maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant yéen ñëpp. bon waaw di leen ñaanal aussi quoi. amiin tey nag ñu nar a waxtaanee ci lépp lu nga xamante ne mooy sañse jëmale ci góor ñi pour tabaski bi ñu gis ne que yow da nga nekk koo xamante ne da nga spécialisé aussi ñaw góor ñu lay laaj rek tey lan moo la poussé à ce que nga jël ñaw ngay def ñaw. ah bon loolu moom boo ma ko ci waxee dina ma neex trop parce que déjà que man góor laa aussi ba pare je trouve que ni que chaque jour que tailleur yi jigéen ñi la ñuy gën a favoriser donc te ñun góor yi ci leen bokk ñun góor sans jigéen ñi du ñu dem parce que boo leen soloo ñu ñooy tax. déggal waaw ñun ñooy seen ay jëkkër ñooy seen ay kilifa. donc loolu moom ma gën a poussé pour ma def couture bi bon et puis nag couture bi nag dafa amoon ay jaar-jaar yoo xamante ni que jàll naa ci. yoo xamante ne que loolu moom xam naa ni moom bu ñu commencé xuus moom xam naa ni fii moom duñ fi jógee. yaa ngi may wax jaar-jaar waaye jaar-jaar bi du ñàkk nga daal ñu ci laalal tuuti rek parce que bëgg nañ xam tey Jo lan la def ba dugg ci milieu bi lan mooy jaar-jaaram quels sont les hauts et les bas yi nga xamante ne rencontré na ko tey ba yegg ci fii. ok jaar-jaar yi moom bon fu may njëkkee mooy que man benn DJ laa woon man jàngee naa centre culturel français. ah bon waaw def fa formation technique. damay branché sunu. donc nekk naa ci boîte de nuit yu bari yi nga xamante ni fii Dakar ñu ngi leen di lim man liggéey naa foofu. nekk fa en tant que animateur en tant que DJ en tant que technicien. donc loolu nag ba ma demee ba nekk ci bon après nag ci laa am benn philosophie boo xamante ne que ni man est-ce que du ma comme que xam naa ay clients yi. am naa ay clients yi ñëw ci boîte de nuit bi donc est-ce que du ma commencé def couture te jënd jaayaale donc noonu laa commencé bon après amour couture bi ëpp ma doole. ba ma ëppee doole nag par la suite après ci laa mujj ni daal xaaral daal ma wut sama benn machine. donc ci noonu laa tàmbalee wut sama benn machine dugal ko sama biir nekk nag. fa laa doon tëdd ak machine bi.
ndeysaan. waaw loolu moom xam naa ni moom bu ma la koy wax sax di nga waaw sa yaram dina daw parce que benn machine laa doon toog sama benn copain bi nga xamante ne que moom mooy ñëw ti ñëwlu foofu moo ngi tudd maa ngi koy nuyu sax de passage Pape Kéré. donc moo doon ñëw foofu noonu ñuy ñawandoo. donc bu ñëwee ñu ñëw ba 4 heures du matin après mu tëdd sama wet après bu ñu yeewoo ma xool ñu ñëw benn yére ma xool nu ma koy jaayee looloo waral sax ñu tuddee ko Sokh Couture. moom maa ngi koy nuyu Pape Kéré bu baax de passage ak Modou Mbaye. parce que affaire yi fu mu jaar dëgg doy na waar parce que maa doon passé sax ñoom bu ñu ñëwee ba pare man maay passé parce que dañuy yeewu dem liggéey ci benn atelier. donc noonu leen ko taabal ba pare sama xarit yi aussi tamit ñëpp jàpp ci ku ma ci woo soxla la nga ñëw wuy si ma donc ku ma ñëw jënd ku ma ñëw jox la sama yére nga ñëw nga jënd. donc affaire yi daal noonu la tàmbalee affaire familiale affaire koñ. donc te si sant tamit sama yaay parce que sama yaay aussi tamit lu mu lépp moom la. parce que moom jàppale na ma si aussi parce que moom déjà benn moo ngi feebar ba pare nangoon machine yi nekk ci biir kër gi. xam nga loolu moom beneen affaire la quoi. donc Sokh nag noonu la tàmbalee ma tuddee ko Sokh nag ñuy dëbbal di daw de gauche à droite chaque jour nii ba yàlla defal ñu sutura ba nga xamante ne que xam nga léegi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. justement yaa ngi tuddee boutique bi Sokh. waaye Sokh tur boobu dafa xaw a doy waar. bëggoon naa xam li la poussé à ce que nga tuddee ko tur boobu. xam nga tey jii moom laa lay expliquer nii mooy ba may dëbbal. mooy ba may nekk ci dox ba may dugg ci milieu bi bon dama doon yor sama benn yére dox. ti wut ku ma soqi. yaa ngi dégg donc bu ma yoree sama benn yére mun naa ci wër ba 8 heures du matin. ba 19 heures pour mu jar du jar. donc te nit xam nga sénégalais mooy nit bi nga xamante ne que moom boo commencé benn affaire donc ñi nga dëkkal ñooñ dañ la fiy bàyyi. donc feneen nga mën a dem pour jaay fa sa produit après ñooñu nag bu ñu xasee ba ñëw. après ñi nga dëkkal mun la gëm loolu tubaab bi naan nul n'est prophète chez soi. donc nag noonu leen ko doon jàpp maanaam Sokh day dem. dëbbal ba tey jii Sokh donc nekk macha allah une grande entreprise. ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax te am ay nit ñoo ngi ciy jëriñu. waaw donc foofu la tur bi jógee. gis nañ ne que tamit ni nga ko waxee entreprise familiale la. bu yow yaa nekk ci côté atelier bi. sa rakk xaw ma sa mag la. mu ngi moom petit moom moo nekk si kii bi. si boutique bi di jaay. waaw moom moo nekk ci boutique bi petit maa ngi koy nuyu tamit de passage parce que moom sama frère la bu baax moom moo topp ci man. man maay rakkam parce que suñu kër man maay caat. donc moom moo topp ci man donc. moom laa mujjee yóbbu ci boutique bi moom mu géré boutique bi. après man ma nekk atelier comme que tailleur yi man maa miinanteeg ñoom bon man maay def ak ñoom et puis sax que léegi damaa def sama formation coupe. ah oui waaw ba léegi man maay coupal sama bopp maa ngi siy sant yàlla bu baax. def naa sama formation coupe 2 ans yi nga xamante ne que dama koo jàng parce que couture bi dafa dem ba diminuer ma man. waaw parce que tey jii xam naa ne que moom boo ma yóbboon sama liggéey dëgg yow di nga jombi sax parce que bu ñu fi tegoon seenu concert man ma monté ko. bon parce que loolu laa jàng naa ko presque plus de 10 ans. nga xamante ne que loo xamante ne moom laa jàng lu ne def naa ko dem naa tëggi ngénte tëggi tuur xam nga lépp mais sunu borom mooy xam destin wu nit. donc yàlla moom woo ci couture bi donc moom laa fi mu ne nii moom laa basé wu. waaw te moom laa bëgg. justement gis nañu aussi que ay autorités yu bëri fii nii ay célébrités yu bëri dañuy faral di sol ci sa yére ban relation nga am ak ñoom. waaw ñoom relation bu nice aussi tamit laa am ak ñoom parce que ñoom moom wax dëgg yàlla seen booy laa donc lu ma lay wax connaissance boobu noonu ci boîte de nuit bi laa ko amee. donc loolu moo tax ñooñu ma xamoon leen parce que célébrité yu bëri bugguma lim sax tur. mais xam naa ci ñu ci bëri fii ci dëkk bi sama yére la ñuy sol. macha allah. d'accord tey ji nag nga nekk koo xamante ne dafa spécialisé aussi yére góor. tabaski bi di jub si ñu bëgg rek nga wax ñu yow ban collection nga proposé ñi nga xamante ne ñooy say clients. waaw collection yi bëri na parce que nekkoon nañ boutique ba ci suuf après yéeg nañ ci kaw. justement dañuy rek daal di wàcc ci boutique bi xool leen di wan leen li nga xamante ne moom la ñoo fa gis wan leen coupe yi ak ñaw góor yi nga xamante ne moom la Jo di defar ci boutique bi foofu noonu daal di yéegaat waxtaan ci loolu.
xam naa ni góor ñi moom tey dootuñu waxati dara ndax lii ñu leen tegal fii rek cu la Jo daal di ñëw rek daal di jël ciseau daggateel leen defal leen ay coupe yoo xamante ne amul fenn boutique bi daal maa ngi leen di jox adresse bi mu ngi nekk fële ca Liberté 4 dem leen fa rek dugg daal di gis foofu noonu lépp loo leen soxla pour tabaski bi yéen góor yi yéen laay waxal yéen a moom foofu Jo li ñu gis ci suuf rafet na trop. waaw li ñu gis ci suuf moom xam nga yàlla dafa xam def ni sax presque émission bi ñun préparé wuñu ko noonu. dégg parce que ñoo ngi joxante woon defe naa rendez-vous le vendredi bi. te mujjul antu donc final bi moo tax suñu yaram. waaw moo tax fii nii maa ngi salué de passage Sadio Mané parce que moom sama grand frère la. ak Bakary Cissé. donc ñooñu man dama koy ñëwal Sadio dama koy ñëwal xam naa après sax dinañ ci gën a xuus. donc maa ngi leen di ko félicité aussi ci kaan bi mu def. waaw te ko wax jërëjëf kontaan nañ ci moom. bon loolu moom yàqamti la rek mais xam naa ne que mannequin yi bu ñuy défilé sax mooy gën a dàq li nga gis ci boutique bi incha allah bu soobee yàlla. gis nañ fa ay ñetti abdou gis nañ fa ay coupe 2 pièces mais précision bi ñu gis ci ñaw bi aussi doon na loo xamante ne c'est très important ci milieu bi ngeen nekk parce que léegi gis nañ ne ku jug ne da ngay ñaw ku jug daal di créer sa benn atelier bu ndaw teg ci sa benn machine di wuyoo turu tailleur ñu bëri jàpp ne yéen am na ñoo si xamante ne ñu ngi yàq milieu bi nga xamante ne moom ngeen nekk lan ngay wax ci loolu. dëgg la gis nga milieu bi moom ñu koy yàq bari na mais bon aussi tamit xam nga tey demee lu may wax naan qualité moo gën quantité. donc tey qualité foo ko gis rek di nga ko xàmmee donc ñun dañuy liggéey ci professionnalisme bi nga xamante ni que bon boo gisee suñu yëree dinañ ci def àq buñ ci war a def. donc te ñaw dafa war a am temps wu ñaw donc man souvent damay gis yàgguma ci sax bon mais bon. damay dem ci ay ateliers yi nga xamante ni que bon damay gis seen ay ñaw yi dañ ciy profité bon te ñaw dafa am temps akam. boo xamante ni que moom ko war a jox. donc boo ko joxee rek yaakaar naa dina neex ba pare aussi tamit tailleur yi ngay am aussi tamit ñuy professionnel parce que professionnel du ci mun ñëw rek tailleur ñun métier bu ñuy def dafa noble. donc tailleur dafa war a civiliser buy xëy si sol yëre bu set. sol yërëm bu rafet. nga xamante ne que moo ko ñëw yaa ngi dégg xeeñ parfum bu neex donc loolu yëpp dafa bokk civilisation te nit ki ni nga mel rek noonu la safety mel. donc loolu moo tax nag raffiné bi ngay wax noonu ci bitig bi loolu la am parce que ñun moom suñu atelier moom boo fa demoon nii sax ak jaxasoo sax doo ko fa gis. waaw parce que tellement dañ ko organiser ba nga xamante ne que donc y a pas de détail quoi du ñu mayee dara aussi tamit du ñu mayee benn détail. d'accord. Jo gis nañu aussi que ne tabaski bi léegi mu yegg si ñu bëgg rek tey jii nga wan ñu li nga xamante ne c'est des modèles yoo xamante ne da nga ko créer spécialement sa collection la pour tabaski bi. waaw collection yi moom bari na fi parce que mannequin yi de défilé nañ bon am na yi nga xamante ni que ñëw nañ ko def ko lèvre. donc lèvre yu rafet bon mooy bleu bu am rayures yooyu ngay gis noonu bon am na modèle bi nga xamante ne que maa ngi koy salu sax de passage sama grand laa ko tuddee Bouba Ndour. mooy bu noir bi am fil doré bi nii ak ñaari boutons yi ci kaw. bon am na ne aussi tamit ay lin yu ñu exposé pour tàngaay bi parce que après tabaski bi aussi tamit dëkk bi dafay tàng. donc yooyu te nit ñi dañ koy soxla. donc wane waale nañ ko ci défilé bi. aussi tamit boutique ba amoon na ay 3 pièces parce que yemuñu kese ci super 100. donc dañuy defaale mbasin bon dañuy ñëw faux turki dañuy ñëw turki njaareem yaa ngi may dégg dañuy ñëw xaftaanu mag donc dañuy ñëw grand boubou dañuy def lépp. waaw donc yooyu yëpp yaakaar naa ne gis nga ko ci défilé bi. aussi xanaa yow mama ak yow ni ma la def. waaw parce que tenue yi rafet na trop en tout cas tenue yi dañ koy ñëw tenue dame parce que ñun duñ ñëw jigéen. mais xam nga lii moom ku ko gis xam ne que c'est dame. donc en plus c'est classique. donc yii dañ koy liggéey aussi. waaw moo tax ma ni xaaral daal soxna may daal moo tax ba nga ñëwee boutique ma ne xaaral ma changé la def daal li may soppi nii def ma neneen. waaw def la neneen. rafet na en tout cas merci beaucoup. ñu daal di ñëw rek wan leen li nga xamante ne mooy collection bu Sokh Couture spéciale tabaski pour les hommes ñu dellu si waat ci plateau bi.
une femme élégante escortée par 2 charmants hommes Sokh Couture ñu koy dalal ci plateau spécial tendance tabaski tey ji nag bu ma leen ne dina neex war ngeen maa mën a gëm ndaxte boo doon xoolee sama gauche xool sama droite xam ne cir bi bu naree neex su baxee xeeñ ñu dem li ci des moom xam naa ci plateau bi ngeen koy gisee dina leer. Jo gis nañu aussi que léegi modèlu jigéen ñi ak modèle yi nga xamante ne góor ñi moom lañ daan sol presque c'est la même chose léegi jigéen ñi dañuy sol 3 pièces comme góor yi ñuy sol dañuy sol aussi 2 pièces yi ñu gis ne que mode bi dafa connaître benn évolution ci côté boobu noonu ban analyse nga ciy def. waaw c'est parce que mode bi bu nekk évolution àdduna mooy dox quoi parce que man chaque jour damay naan suñu papa yi ñun ñooñu jàngal. muy ñu fi fekk muy atelier yu mag yi ay ñoom Issa Sène xam nga Mandel Couture Massa yi ñun ñooñu jàngal. mais ñun xale yi ci benn côté dañ leen dépassé raw ci ñëw parce que ñun suñu jamono dafa dox ba nga xamante ne que paa yi ñoom ba ñuy ñëw bon école de formation yi nekku fi. donc ñun nag yàlla daf ñoo may àdduna di dox donc ñu mën a dugg ci ay écoles yi nga xamante ne day def centre formation de couture. donc jàng couture xam wëñ bi fan lay jaar. lan nga koy defee bon donc loolu moo tax aussi tamit ñaw évoluer parce que au début boo seetloo que il y a 10 ans avant lii donc doo ñemee sax sol 2 pièces pour dox ci mbedd bi mais bon léegi àdduna dafa dox ba nga xamante ni que léegi 2 pièces mën nga koy sol du lundi au dimanche te ko sol donc loolu moo lay wan ni ko aussi tamit couture dafa évoluer aussi donc mais nag ci kaw évaluation bi bon aussi tamit da nga koy jàng aussi quoi mooy li mu lay wax sànq rek parce que man tey jii daf maa dab bon moom ma dabee aussi fekk maa ngi nekkoon ci leneen donc damaa ni comme que lii def na ma te man bëgg naa ko donc xaar ma dem gëstu ji ko. donc looloo waral ma dem ci centre formation dem jàngi ko xam nga. tarbiwu ko aussi tamit pour mën ci xam li nga xamante ne que pour permettre nga aussi tamit may jox sama client de bonne qualité. voilà. waaye lu jëm ci li nga xamante ne mooy yëre góor ñi. léegi jigéen ñee ngi koy sol. yenn couleurs yi léegi mënatuñu xam couleur góor ak couleur jigéen. léegi daal mode bi mën nañ ne dafa jaxasoo. ku nekk gis ci boppam ku ne di tànn sa bos ci biir. waaw loolu am na moom mais yaakaar naa ne que bon fii Sokh moom yaakaar naa ne que yow gisoo fi loolu. donc jigéen sax mooy budul tenue yi duñ ko def. ñun ci góor la ñu gën a spécialisé donc jigéen ñi aussi tamit parce que du ñàkk lu tax ñu dugg sax ci robe daam yi mooy que da ngay ñëw sa benn client day ñëw foog yow yaa ñëwal sama jabar par force. donc te doo ci mun dara day nekk sa gain nekk sa client nekk sa gain moo tax sax ñuy essayer def nii daam parce que géel yi moom dañoo bëri problème ay tay baa sa ndoket moom yooyu moom soxna may baal ma ci nag dégg ñoo bañ a sànni xeer ñooy fay ñaw yi de ñooy fay ñaw yi yéen moom damay dem des fois damay dem sama benn atelier ko béy muy ñëw yëri jigéen mais des fois dama koy naan ko saa yaa ngi ci pression bu ko fekkee événement ba ngel yi ni ko saabaay taxawu la non beneen affaire la te góor yi moom sincèrement parler xam nga neex nañu nekkal quoi donc justement si taxaw boobu noonu ak problème yooyu nga xamante ne da ngeen koy faral di rencontrer si période fête yenn saa yi ngeen jël ay commande ay ñaw yoo xamante ne day bëri ci seen loxo tellement que doo leen ko mën a assumer doo leen mën a def ñaw yépp yi ngeen encaissé du coup clients yi dañ leen fay fekk su approche su fête bi su jour tabaski di waaju jot wala Korité dañ leen di fekk foofu si veille bi di histoire ak yéen mbaa ñuy réclamer seen ñaw xam nga yéen ñenn ñi sax nag di dem ba ci jooy pour seen yére pare ak yooyu ndax loolu la di faa di arrivé yow. waaw loolu moom boo ko waxee si sama xalaat bu gàtt loolu ñàkk de professionnalisme la parce que couture avancé na ba nga xamante ne que tey bu la plupart li ngay gis noonu ci atelier yi mooy atelier yi nga xamante ne que ñoom ci événement la ñuy liggéey donc natt bu gën a rëy mooy tailleur biy liggéey pour événement. donc loolu moom mooy nattu. mais man sama atelier macha allah maa ngi sant yàlla bu baax donc événement sax man moo may sonal donc daf may sonal quoi. parce que tey jii événement bu jotee sax si ngay da ngay sonn parce que da ngay xam ne di nga am say copains yi nga xamante ne yaa ngi ñëw par force man basé wu ma ci événement man muy événement ñàkk événement maa ngi liggéey quoi. waaw donc xam naa nag loolu nag mooy tax des fois ñuy am problème ñaw fii kii ñëw ci atelier bi di jooy c'est-à-dire. donc bu paree aussi tamit ñuy def loolu aussi tamit maa ngi leen di conseiller aussi tamit que ñu xam ne que aussi tamit affaire yi du benn fan du ñaari fan aussi quoi xam nga nañuy respecter client yi parce que le client est roi.
lan mooy l'essentiel bi lenn rek mooy l'essentiel bi si lu mel di conseil mooy que bu ñuy def nañuy def lu baax. donc nga ñëw ñaari yére mu baax moo gën nga ñëw 20 yére yoo xamante ne ko baaxul. da nga ko profité waaw da nga ko profité donc te carnet d'adresse bu baax mooy qualité. donc loolu laay lancer message boobu sama mbokk tey bi. kon tailleur yi nga xamante ne yéen a nekk ci métier bi bokk ko ak moom mii di Jo moom seen confrère la moo leen di conseiller yi les conseils ngeen war ko nag tenir en compte ndaxte conseil yu sage la ndax moom gis ngeen tey jii fi mu yegg ci ñaw bi te pourtant sax mën nañ ne njalbeen ba bu nekkuloon loo xamante ne moom la choisiroon waaye dafa nekk loo xam ne destin moom la mu daal di koy fekk si kuuru dundam mu daal di koy assumer moom it dem jàngiwaat ko yow Jo da nga nekk koo xamante ne ni métier bi jàngoo ko ci début bi mais bi mu la dabee ba nga def ci quelques expériences ci biir nga daal di décider yow dem jàngiwaat métier bi gën cee xam-xam bu bari lan ngay conseil ñi nga xamante ne seen mbokk tailleur lañu dañoo dugg ci métier bi dem nañ ci tey ji ba ci bëgg am tour noonu te jaaruñu sax ci école boo xamante ne dina leen jàngal yenn yi ndax expérience boobu rek doy na. non xam nga ñooñu moom lu mel di conseiller parce que tey jii moom laa lay wax nii. donc sànq sax ñoo ngi si doon wax mais dama bëgg gën a leeral bagage yi boo déggee man la ba may commencé couture sama néeg laa nekkoon. yaa ngi dégg boobu man maa ngi animé. yaa ngi dégg bu am sama benn copain ba nga xamante ne que moom moo mën a ñëw ti ñëw. yaa ngi may dégg donc nag boo ko demee ba am amour bi mujj gi man maa doon jël yére di passé di daw dem mercerie. yaa ngi dégg sama xel sama de pas à pas maa ngi fàtte animation bi. couture bi ma bëgg ko daal mu nekk sama xol donc ma dem ba mun a passé nag maa dàq passé si monde bi fi mu ne nii ba noo may gisee nii man sama atelier ba fa duggee yàlla moom ma tim doo xam sax kii mooy patron bi wala kii mooy patron bi donc parce que ñun aussi tamit famille la atelier bi foofu famille la donc ba ma demee ba xam ni que aussi tamit métier bi pour ma développé wu sama bopp parce que aussi tamit tey tailleur yi ñoom mën leen seen métier mais man bon bëgg naa affaire bi mais man mënuma sama métier bon te man moom laa bëgg donc ba ma demee ba xoolaat loolu te dama am ambition ma ne oh non attends comme que sunu borom moom mu ciy sutural aussi tamit métier bi foog ma gën ko jox ko ak donc loolu waral ma dem jàngi. laajte centre école de formation ban moo gën ci couture ma dem fay foofu dem jàngi. ba ma ko jàngee aussi tamit gis naa njëriñam aussi. waaw parce que léegi yu bëri yi nga xamante ne que bon man doon gis ñoom ñu koy def man maa ngi koy defal sama bopp maa ngi ciy sant yàlla bu baax. donc sama confrère tailleur yi nga xamante ne que ñoo nekk ci kii bu fekkee que am nañ ay moyens yi nga xamante ne que war nañ ko mën a jàngi ñu dem jàngi ñoom ñu dem defi ko quoi loolu laa leen di ñaanal parce que tamit aussi tamit affaire yi yemul fii quoi. parce que man tey jii dama lay wax benn affaire soq dama am ambition soxna May dama la koy wax. dama am ambition yi nga xamante ne barki Serigne Touba laa lay wax ne sama barki Turando. parce que man Jo lañ may woowee mais man Alaaji Malick laa tudd. yaa ngi may dégg man samay ambition du fii man bëgg naa am ay boutique New York yoo xamante ne que dama fay sax invité ay ñoom soxna May ñu ñëw fii parce que il est temps aussi tamit xam nga ñu évoluer noonu quoi parce que boo xoolee aussi tamit xam nga dañoo war a gëm suñu bopp ñun africain parce que chinois yi ak américains ñooy ñëw fi te investir fii kon pourquoi pas ñun sénégalais dem investir seen dëkk yi donc moo defa ay joor ak yooyu noonu ñooy fii yaa ngi koy sol man maa ngi koy sol yaa ngi ay Givenchy ñi ñoo ngi koy sol mais bon pourquoi pas américains yi di sol sook man dama gëm loolu te ci loolu laay dox waaw donc loolu moo waral nag moo ma gën a motiver ma dem jàngi nga xamante ne que bu ma jàngee aussi tamit doo ma gën a xam sama liggéey mais bu ma jàngul aussi tamit bu ma demee fee ça sert à rien waaw damay taxaw damay limité donc te kenn warul limité doo moo tax gis nga joueur professionnel ak joueur nawetaan yi bokkul yaa ngi dégg parce que ñee bu ñu demee signé professionnel dañuy jàngaat nekkaat ci beneen niveau donc man nag ci beneen niveau laa bëgg yóbbu sama bopp moo tax ma dem jàngi ko kon dégg ngeen ko dëgg la expérience doon na lu am solo waaye dem jàngiwaat ko am ci ay lijaasa ngir gën cee am précision doon na aussi loo xamante ne ni luy gën lay doon Jo nag dafa dem jàng te it di ko conseiller ñi nga xamante ne ñooy frère am yi nga xam ñoo nekk ci milieu bi ñu dem jàngiwaat li ñuy def gën ci am xam-xam gën a étendre seen business daal di koy yóbbu comme moom ambition bi mu am si yeneen dëkk pourquoi pas di exporter di tenue yi nga xamante ne moom la ñuy defaree fii di ko exporter à l'échelle internationale lii mooy waral ne jeunes Sénégal ils sont très ambitieux waaye nag doo bëgg dara rek toog di xaar yàlla ndimbalu yàlla na ci fekk loxol borom te Jo mu ngi ci yoon bi kon def leen ni moom bu ko defee rek Jo ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñooy internetu Dakar Actu ak sa client yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan. ok waaw maa ngi tàggatoo de damay gërëm sama yaay laay njëkk gërëm parce que moom
lépp moom la. waaw ti ñaanal sama papa aussi tamit yàlla na ko suñu borom xare àjjana parce que sama papa moom ba muy décédé daf maa soññ. waaw parce que tissu la ma jox ma wax leen li nga xamante ne mosuma ko wax fenn. donc looloo tax sax may gën a góorgóorlu. sama papa ba muy décédé yàlla moom ma tiim tissu la muy indil ñaari tissu ni ma ñawal ko veille bi. le lendemain bi vendredi jot ma génn tissu yi di ko ñawal ni sama benn téer génnil tissu yi nga ñaw ko ma même pas 15 minutes ñu woo ma téléphone ne sama papa ci atelier bi la doon ñëw daanu def foofu crise cardiaque ci la wàccee sama même pas 100 mètres sama atelier donc kooku moom maa ngi koy ñaanal suñu borom xare ko àjjana yu gën a kawee. amiin waaw parce que sama xarit la woon donc bu ñëwee ci atelier bi sax doo da nga koy jaawale boo moytul gardien bi nga koy foog ndax oyof. donc maa ngi koy ñaanal bu baax a baax aussi tamit di gërëm sama soxna Amina donc moom tamit seetaanu ma benn yoon. waaw su ma nekk rek moom moo ngi ci. donc di gërëm samay frère petit bi nekk ci atelier bi donc di gërëm waa atelier bi ak sama compagnon de guerre Diaz parce que moom laay àndal ci scooter bi parce que xam nga fii moom booy business moom Dakar moom bu fi business moom. ku yóbbu woo wuti scooter parce que oto yi moom doo tax. ak embouteillage bi donc moom laay àndal maa ngi gërëm sama waa atelier yëpp nag parce que doo lay jën ndox la. waaw ñoom maa ngi leen di gërëm bu baax parce que ñoom bu dul woon ñoom aussi parce que benn lam du yëngutu. donc ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi fii ñëw de passage maa ngi nuyu Modou Mbaye Pape Kéré Père Siriki Souleymane Aada Cheikh Djibi Babacar Mass maa ngi nuyu ku lim daal da ngay juum donc ti ñuy sama mannequin yi aussi tamit ñoom buur yaa ngi dégg Bafa yaa ngi dégg maa ngi nuyu ñëpp Cheikhouna ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. waaw parce que boo limee rek da ngay juum te damay bañ a juum. waaw donc àdduna moom moo demee noonu. d'accord Jo ñu bëggoon rek nga fàttali ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan say coordonnées ku fi bëgg ñëw commander wala ku bëgg ñëw ci sa place nan lay def. waaw ku bëgg ñëw ci place bi aussi tamit boo wootee si 77 597 07 52 di nga ma jot man Jo wala nga woote si 77 376 58 89 di nga jot sama frère bi Petit moom moo nekk Liberté 4 à côté du terrain football bi bu ñuy footballé donc man maa ngi nekk atelier Liberté 6 en face KC Kumbalo. ñu bëri xamuñu fi Seeku Mbaalo mais bon xaaral ma gën ko éclairer mooy camp pénal bi boo ñëwee ba foofu ba ma woowee ci 597 07 52 dinaa jël si bu fekkee nag ñu nekkee côté HLM bi xam naa Liberté 4 moo leen di gën a jege mun neen woo Petit sama frère si 376 58 89. d'accord Jo jàpp nañ ne aussi mu ngi ci réseaux sociaux yi. waaw ñun ñoo ngi ci réseaux sociaux yi parce que plateau télé yu bëri du ma wax ban turu télé nag mais journaliste yu bëri suñuy yére la ñu sol. waaw donc maa ngi leen di nuyu tamit de passage sama gars yi foofu noonu ko. kon leer na nii la ñu koy defee ak yéen saay su ne di leen indil li nga xamante ne moom ngeen soxla ci seen plateau spécial tendance tabaski tey ñu indiloon leen Jo mu won leen li nga xamante ne mooy sañse jëmale ci côté góor ñi pour tabaski bi di leen jox dig daje pour beneen émission waaye laata loolu di remercier ñi nga xamante ne ñooy sama jinne yi nekk ci ginnaaw caméra yi muy Buri Men Impose ak El Pro di leen jaajëfal bu baax te di leen jox dig daje ci beneen émission spéciale tendance tabaski